ban jàngat la ciy am mbër mën a bëre moo leen ci yóbbu mën la ëpp la fit moo leen ci yóbbu wala gën la gëm li ñuy def moo leen ci yóbbu wala mbiru yàlla la ban jàngat la ci Issa def wala àdduna compétition moom doo dem doo xoolee sama combat rong baax da fexe da mi def day teg combat yi waaw Mour ana combat ak moom ak rong man bu zos bi dinaa ci dikk waaw gis nga boo ma dee bëri mosoo ci benn combat wax dama Issa ngi arrière doo ko dégg te sama combat yi la def yëpp kon da ngay dégg nga xam ne Issa ngi arrière daw xam la mooy xam nga daal ne xaj soxo moo tax ngaa doon matt man ba sama combat Balla Gaye benn combat xam nga ma mooy gën a tax du ma indi lu ma gën a dama naan bu xeexloo ñu la xeexloo ñu la bëri na sant mais sama combat Balla Gaye ba mu taxee xam laa gars yi ngir yàlla bàyyi am ñu taxaw ñu fëggante korofé ba kenn daal ñi ma xeexloo ñu la stade bi ñu ma la tere lu bëri naa ma doxloo ñu la dafa lii ñu la sant xeexloo ñu la bëri na sant mais foog naan kër ku ci dem lamb gi dem ba étage 3e ci lamb ko amee am ci loolu ne ñun da ngaa ragal ko ragal alhamdulilah la wax man parce que benn gisoo ko nit daa xam ne lamb ma daw génn ñaan ma yàlla moom kii bëri da nga arrêté mais déggoo sa nga sama kese nga xool amul Issa ngi arrêté doo ko dégg attaque lay def moom kon xeex bi ñu yaakaar da nga ko ragal mën nga ko non dégg ma la bul xeex non dégg ma la bëri na loo xamante ni am na ko dama xamante ni dinaa bëgg a xeex mais da ko du man parce que da lay téye parce que dañ ne xaj moom soxla du mat si mënta ngaa du mat benn ko baax xam ne da lay téye ba sa dara du jëm waaw Issa da ngay jot avance man sama waaw mais dégg ma la buñ la téye yow tamit mais xam nga te ci la bokk yu ma sëriñ si dañoo mënante nag yu ma sëriñ si dañoo mënante xaadim boxeur Issa xaadim am boxeur na yow yaa doon naan am na koo xamante ne gisoo ko bi ngay naan ci barrière yi ñu wane la image bi ngay naan gisuma la boo waxaleeg sa digganteeg yàlla xam nga ni gisuma la waaw yu ma billaahi wallaahi sama kii sama combat bi xam nga ñëw sama combat romb la dama boole benn boxeur mu jàng ma xeex boxeur bi xoolal dañuy travail xeex mu ma yow ma ngaa xeex la ma sa problème man la ma ne ka xam nga problème bi ren na xacc moo tax ngaa du maat comprendre di nga mën li ngay mën mais da nga ñëw làmbaje ñu la muccee la waaw day am mais dóor du muccee ñu dóor la fay woo waaye loolu daa maa nekk mais Issa yomb na waaw mais dëgg ma la uyu ma dama dëgg ma la man nee naa la man mosoo gis Issa ngi arrêté lamb mosoo kaa gis dama dal ci benn combat yaa ngi dégg kan yow mais dama la du avance rek waaw mais dëgg man la xam nga sëriñ si dana gën a aayante te et puis tamit am na loo xam ne man lamb jarul ma man sama neexoon si gars yi àgg amaa ko fa raw mais loolu du ma ko def kon ñi fa egg dafa am lu ñuy def waaw mais waaw dafa na ma xam nga tax du ma ko def jar naa laajte fan la xam nga du ma ko def mooy ak ñu ñuy def sax ñoom man toog naa ñu imposé loo xam ne du ma ko nangoon tey jii comme lan comme lan c'est pour rey nit sacrifice dëgg baaraam oui waaw dëgg waa rek ñu imposé loo xam ne su ma ko nangoon kon doo dégg sax daanu si làmb mu ko jamais lan la may ñu ci mais loolu comme te nangu woo ko di loolu wax loolu du ma ko wax xam nga tax loolu dafa loolu baaxul loolu wax ci ñaaw la yaa ngi lu bon la quoi du ma ko wax yaa ngi dégg imposé loo xam ne nii li ma nag doo dee nag yaa yàlla la mais man ala àdduna jarul ma yenn nii yaa ma dégg parce que mbër yi may bëree bëri la ñoo ñëpp ne kuy Issa loolu amatul Issa ragal mais doo dégg mbër mu taxaw ne Issa laa ragal doo ko dégg ci àdduna jamais dara bi ñu ñëwaat sa combat bu ko dégg ci àdduna ba àdduna tukki ak Zos ak Modou Lo waaw xam nga moo tax ñoom ku ma ci daan xam nga tax ba daan ma mais soo jàmbaar am nga loo tax ba daan ma mais du yow yaa ma daan ñoom xam na ma bu baax ma yow ñoo may dégg mais Issa ñu nekk ci leen jiitu ci làmb ji am na boo waxee ñu ne mbir bu ci mbel ne diw bëgguma tudd turam mais dafa nanguwul weexal ci sëriñ moo tax saa su ne muy ñàkk ndax joxuñu la rek yaa ngi wax sa étage nga doo daal di daw tabax étage profité woo teg nag te doo defar sa yaram nag yow tamit Issa nag ku la bëgg nag daan lamb ji nag weexalu si 10 000 ak weexu 25 000 moom daanu kenn dugal sa xaas feneen nag xam nga weexal mu ñàkk damay laa léegi yow day sama waay jàppal léegi bu la fayee 50 000 nga jël 50 000 daf ko ci lamb si sëriñ toog da nga bàyyi bi rek jàpp ko noonu rek xam nga doo bàyyi bi rek xam nga am néeg galaaj am néeg galaaj mais doo am dara man na ñaama yàlla te bokk ci mbër yi non da ngaa wax lu neex defal naa defal nekku ba wax lu neex bu leen ko borom bu noonu waaw nee na maanaam bu dee 50 millions yu ñu la fay waaw nga dem jox ko sëriñ nee na di nga dem ba bàyyi làmb nee na xam nga looy am néegu gàllaaj waaye doo tabax dara xam nga benn dëgg nga wax la lu neex la wax dama dégg baax la wax di nga àdduna fa nga fa fekk ab ragal day bëri gàllaaj moo tax yéen xamuñu ko am fit Sénégal xamuñu ko am fit ab ragal day bëri géem ba waaw ne dëgg ma la oui ma dëgg ma la xam nga dama ragal day am gàllaaj mooy ragal gàllaaj gi lay mottali wala ragal foo ko fekk day am gàllaaj day takk ba takk laamu yi làmmiñ ci parce que xam moo tax gëmuñu seen bopp làmb dafa bëri mbër yoo xam ne ay ragal nan làmb moo fi bëri xam leen dimbali mooy tey jii loo tàppe ñi jël
pistol lay takk essayé ka sam xar dóor tàkkul nga takk lay sa waay di nga am fit am kay bu baax. maanaam fii dafa bëri ñoo xam ne xar du nit de. xaral maanaam ngay am maanaam fit. exemple bi li nga mën la wi ma gis nga soo fi dëgg diñ daa doo wari gàllaaj man xool sama diggante la mel ni sama compagnie am li ma yéen seen tamit damay bañ mais xam laa gëm man Issa waaw mais xam laa gëm affaire entraînement la ak fii waa léegi ñaari wax entraînement la ak fii te demoo ak ñaari waajur gàllaaj mais man loolu laa gëm laa dégg nga man loolu laa gëm mais dama la ñoom ñoo xam mais man voilà man lu ma gëm man loolu la xam nga tax ñaan dëgg la mais yow gëm nga gàllaaj ndax gëm nga ni soo taxawee nit gisuma ko ndax gàllaaj ko def nii waaw gëm d'accord nga gàllaaj waaw yow ñoom la tax ñu def ko man maa téye ñoom loolu ñoom ma la def gàllaaj waaye bul ni gëmuma ko dinaa ndax ngem boo ko gëmuloon doo jàpp ni moo ko def keneen nee ma dama ngem mais am na ngem wax loxo du ko def li dawaanam moom tey loolu leer na tere laay taxaw di wax am benn sëriñ boo xam ne Issa mën naa taxaw si yow ne la yeewal ma ku may bëreel ñooy wax sama grand frère dëgg na bu baax dañuy ànd sëriñ xam laa ngay wax waa sëriñ bi bul yeew yàlla dañu wax yàlla am tiim may wax yaa ngi dégg donc xanaa ku may bëreel yeew la ma xam na intention ma kenn jàpp si gàllaaj kese laa lay wax ma kenn jàpp si gàllaaj mais bii leer mosuma taxaw sëriñ naa ko kon de yàgg nañ laa jaar. damay laaj reportage da leen naa Issa mosu jàpp ma xoolee sama combat mosuma bëri ni si àdduna da ngay nekk ma ñëw daan la mais mosu kaa si santel Issa da kaa jàpp mais Ndiaga Issa dafa mel ni que moo dema dafa mel ni ñëw leen rek xëy parce que ñu waaw ñëpp dinañ ci dem daa mel ni yow excès de confiance moom mooy tax nga daan da nga wóolu sa bopp du trop parce que dañuy naan da ngay ci say wax maa leen dàq bëri maa leen kii am naa fit goo xamante ne ñoom ñoo lay daan benn deux ñoom fu ñu àgg jamono ji ci làmb gi seen tur fu mu àgg Issa Pouye àggu fa te bu ñu ne gàllaaj mais ñoom dafa nang li ñu am awma ko benn côté xam nga sax man benn côté ñoom xaw benn avantage benn côté mooy soo nekkee mbër am promoteur bu ne sa wet waaye xaw pour tàkk lay dem ñi dañuy da ngay gis victoire daan man victoire la jógee ba léegi combat da ngay gis mbër mu daan sa gars yi plutôt joxaat combat ndax lan am na copain maanaam da ngay am bàyyi ci làmb ji am bàyyi promoteur ci làmb ji yaa ngi dégg nga daan yëpp di nga am combat yaa ngi dégg mais est-ce que nekkul li nga fatu tamit di lekk sa beneen non non duñ la gis ci du loolu de ñàkk am bàyyi promoteur kese la nag mais si ngay bëri wax ne yaa ngi dàq bëri fuuf ëpp na xorom lamb ëpp na beere ñoom ku ne seen wet di leen puus rek maman Issa di nga jël système mu ñooñu xam nga lu tax Ndiaga dafa ne soo toppee 50 millions yu ñu la jox nga joxe ko ci sëriñ ji di nga am néegu gàllaaj mais doo am kër mais dama man ci sama constat wu bopp dama gis ne ñi fi dàq gàllaaju ñoo fi am ay étage ñoo fi tekki dëgg ci làmb ji ñoom ngay dégg 4x4 yu baax yi ñoom ngay dégg ak 5 yi donc est-ce que du loolu moo la koy may finalement waaw mais dëgg ma la gën na bëri ñu bëri te ne ci kaw taj yi làmb mayatu leen xam na leen may publicité yi ñuy def moo leen may xaalis waaw dëgg ma la mais man sax xam na ni gars yi man dëgg ma la man am na loo xam ne ala àdduna jaruma ko man tey jii su ma nee waxoon ci gars yi àgg wax ka mën ci dara mais loolu tamit sama digg sama borom yaa ngi dégg gis nga ndam yomb na mais man koy amee yaa may dégg gis nga àdduna bi doo fi nekkee il faut nga xool xalaat suba yaa ngi dégg làmb yàggul day jeex moo xam lu may def mooy dinaa entraîné def na ma war a def ñaan samay waajur yaa ngi dégg ñaan samay sëriñ amee ndam lu yàlla gërëm waaw mais am na loo xam ne du ma ko def daal wax dëgg yàlla parce que làmb ji man Issa moom daan na man xam nga tax man fi taxaw Issa di critique Issa xam nga tax erreur yi ma jàpp mooy fii ñu ni da Balla Gaye ba ma koy daan dëgg jamono la gën a danger jamono la Balla Gaye gën a danger am na vitesse boo xamante ni mbër mën kaa contrôler ñi ko mën a contrôler bëriwul jamono yooyu ba ma koy daan ba mu jógee si 9 victoire xam nga 10 yaa ngi dégg jamono yi mbër mën kaa ba may bëri moom premier combat damay toog sama kër entraîné yi ñëw ñu ni Balla Gaye moo jël tournoi sàngam te combat taxaw na si ñeneen de chaque guddi ma dégg sax samedi ñu ni Balla Gaye moo jël tournoi sàngam chaque samedi ñoo xam nga takk fit bi rek man leen xam laa wax billaahi wala sama benn copain Tapha Tine daa dem bëri Balla Gaye fay seen Tapha Tine man non sama benn Tapha Tine beneen Tapha Tine ñoo bokk équipe ñoo bokk àndal bu dem Guédiawaye bu defaa Tapha Tine demi final ñu bëri combat bu métti sax ñu bëri tolloo 30 minutes Tapha Tine kii ko soog a daan Balla Gaye mu ñëw booy nee booy Balla Gaye dem ñoo doon bëri léegi ma ne ko ñaata minutes nga am ma am na 30 minutes ma ne kon kooku maa ko mën ci loolu dëgg ma xam nga tamit maa ko mën mooy waxtu bi daf ñoo xaw a xoj xam nga tamit maa ko mën parce que du gàllaaj de taw ma ci gàllaaj parce que ki mu bëri 30 minutes mën maa contrôler une minute te du ma ko daan foofu laa ko teg man dama daa xool mbër mu bëri ma ne gis ñu bëri ma daan parce que du koy soo si gàllaaj laa ko teg ni may taxawee ak ni muy bëree fa laay jaani si suñu bëree ma daan mais yàlla xam na ni gàllaaj tax may wax
mais léegi lamb loolu am ñu ma am combat na si ndee ma daan waaji parce que damay dem jàpp ci yàlla dem wala bi mën ngaa bañ a gis da ngay dem gars yi dina ngay toog di xalaat ci yëpp doo fi ne yaa ngi lay sànni feneen kon adduna bi man du ma wax mooy keneen la kese la nga ne man la ma ne man doy na ma man adduna du ma ci ramee def yenn yi waaw Tafa fu ñuy tëjee ah Tafa te dina tëdd ay waay waaw Tafa rendi ma déedéet Tafa bi wax léegi Issa nu mu tuddati léegi pour ñu tëj est-ce que doo dem ci championnat de lutte fi nga xamante ne amul gàllaaj amul dara da ngay dem rek bëri ji est-ce que kon doo fa dem sans frappe championnat bi kon comme te fii moom mooy loolu waaw mais dëgg ma la représenté Sénégal ñu tëjee foofu ñu tëjee foofu waaw yaa ngi dégg léegi man wax la léegi man da ne ma daan waat mais du léegi carte suñu borom kon da ngaa soppi doxin gi sax waaw mais dëgg baax yow yaa ngi dégg kon yaa ngi xam nga man foofu bu baax non du kese xaru foofu de am na loo xam ne xaru du ma jël la biir xaru foofu rek yomb kon mais ci xam moo tax waaw mais xam nga da ngay am combat la nga xam làmb la xam nga yàlla làmb dafa yàqu da ngay am combat ni wala alu mbër yokkal ngembali te bu njëkk nga am combat ni wala ne la sa waay entraîneur mais léegi du dégg entraîneur xam lay wax ngembal na saf li waa Sénégal daal lépp daal si ngemb xam am entraînement bokku ci man lu ma gëm mooy wala dara xew entraînement pare wala maa tëj nag sa waay li ma sa ñi may jàppale parce que tamit waa léegi wuy ma léegi yow kan nga xamante ne tey jii mën nga lekk avance am kan ngay laaj nga laaj ko fii en direct promoteur yaa ngi ñëw waxal guy gi guy gi amagul guy gi jël sama avance ñëw jël sama avance guy gi ñemewu la billahi wallahi du ko jël dalaa ragal de ñoom xam na mu baax ku yi bëgg ma di nga daw caméra bi yaa ko moom waaw dëgg man la xam nga du jël sama avance mooy xam nga dafa du jël sama avance mooy billahi wallahi ku yi bëgg ma di nga jël avion di nga daw ay di nga génne dëkk soog ma daal waaw ci làmb la bokk loolu bu la guy gi laajee nag guy gi ñëw maa laaj sama numéro téléphone guy gi am na ko léegi ak kan keneen njaga demal keneen wala guy gi ñu tege si combat moom xalaat su bëggee njaga tuddul yow ko bëgg a laaj guy gi jël sama avance waaw dégg ma la guy gi jël sama avance man lu ngu naa xaay sama reliquat dolli ko si nga may ko déedéet waa léegi boobu guy gi woo ma guy gi non guy gi te li gën a garaaw mooy guy gi du rati petit déj te yëngal loolu dama la léegi ak kan keneen waaw xaar bañu pare nga soog a woote direct sama sama diggante yàlla ak kan ay mbokkam ñoo koy bañ loo entraîneur yi xam nañ Issa ñoom yéen a xamoon amateur mais entraîneur xam nañ cerveau yi xam nañ ko Issa léegi Issa ak kan keneen cerveau yi ñu xam dañuy xalaat ñoom ñu yor seen bër xam nañ ko mën daa xalaat maanaam ñu xalaatuñu Yékini amagul combat Yékini moom vraiment instant yi moom waxag ma yoo xam garaaw la parce que yaayee de non xam nga tax déglul adduna xam sa bopp daa bokk jaamu yàlla ak baax loolu dëgg la yaa ngi dégg Yékini champion la yàlla ko yàlla defal fu ne mu jigee fa gën man damay roy si moom wax dëgg yàlla ñaam yàlla bëri moom bokk man sama roykaay la bëggoo bëgg rek moom wala ñimee googu non bëgguma bëri moom ñaga ak kan keneen man damay xam-xam la conseil la soxla Issa amul lu muy ragal lam lu bëriwul nag ci laa bëj de Issa Modou ak Balla non am nañ combat am nañ combat léegi am nañ mais buñ combat pa léegi bu ñu paree ci waaw dëgg perspective la ñooñu la soxla nag ñooñu la soxla ku ci daan soxla na la Bombardier mi nga xamante ne mooy roi des arènes ku ci daan soxla na leen Balla Gaye Modou Lo ba mu jeex xalal waaw ba mu jeex 10% yi oui ma ñaga ñu ngi ci roi des arènes ba mu jeex yaa ngi ma jox tax suñu combat moom mu bañ Bombardier ba mu jeex waaw xam nga moo bëri ay tafatin yooyu ak na suñu combat mu bañ dem jëli tafatin maa ko daan xam nga lamb yi gars yi ay ragala fi bëri dañuy méttante yow Bombardier tey bu paree rek mos nga pare nga barke yàlla ba koy daan si kàtt suñu borom kooku mënu contrôler sama bëri fa la ñuy tëjee promoteur yi fa la ñuy bay tëgg fa la ñuy tëjee moom 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 mbëri wax tëjee sama duñ ci bëri yokk dara sama bëri ñi may ñu ko xam nga lamb ji gars yi xam nga gën a ñeme mbëri xeex na gën a ñeme mbëri bëri kat xam nga tey jii man xeexkat laa gën a ñëwee bëri bëri kat man nii xam moo tax xeexkat moo gën a yomb daan yoo xam ne mbëri gën a mën a xeex gars yi ñun gën a ñëwee ñu ñëw ci tàggatoo gi waaw mais damay tàggatoo damay gërëm ñu may jàpp waa gërëmal si làmmeenu Issa Pouye moo ngi gërëm xulle di gërëm Amara Sène monsieur Youm Jibi Bey Diallo Malick Pape Sène Baye Dieye Ousseynou Seynabou Demba Oumou Fall Daouda Diaw Jibi Laye Cheikh Amadou Niang Pape Sine Diop Assane Dieng Thioum Thioubou Ndiasse professeur Baye Ndoy Ndaw Mam Siré Fall Mbay Ndiir Ba
Mahfous Ndiaye. jël sa temps rek. et liste bi jeex na. non jeexagul jeexagul attention jël sa temps. Maam Abdou. waaw Baro. Alaaji Paara waaw. Lambaay. Alaaji. waaw Alaaji Alaaji Park Lambaay. jeex na Park Lambaay. waaw. waaw. Alaaji Baraw waaw. ca Espagne. waaw. nee na ñoom ñëpp. waaw fii moo tax mu jeex nag. no bi jeex na ci noo la jeex na commencé ci lañ njëkkee jox ma beneen bi. waaw jeex na maa ngi leen gërëm yéen it bu baax. di gërëm sama gars yi ma àndal ci mel ni Bañ Jàmm. di gën a xam Buuba ak Cobra sama doomu ndey. di gërëm caari gépp di gërëm waa ñi may liggéey waa Eston. Bañ Jàmm vraiment ñi may jox chantier yi. di ma jàppale. publicité bi nag laay bañ. waaw maa jum kan maa toog. d'accord baal nañ la loolu la ñuy defal. jégalu ñëpp. d'accord yaa ngi dégg. yéen ñu ngi lay remercier. waaw dinañ ñaan yàlla man damay si émission ba ngay siiwlu bu baax dëgg yàlla. damay si Issa ñaan daal di man du tale moo jub toog. man du ma jub toog du ma jot lekkee. man émission ba ngay seetaan mu intéressé ma. yàlla xam na ma siiwlu xam ne ngeen dafa am sens. parce que sama wooyee damay sawar pour ñëw. mais da nekk di wax ñu ñàkk fay dama wooyee du ma jaar. dëgg la. loolu am na di nga mën la. soo nekk seen tere yi xanaa buñ la mayee ci croissant yi di nga ndekki. waaw loolu kon dañ lay jaajëfal. waaw di la jaajëfal dañuy ànd léegi ak maman rubrique mode et beauté ci seen émission Petit Déj. mode et beauté maman yow lañ ci ànd su coiffure. waa tey jii dañu doon def comme ni ñu ko defee jeudi bu nekk coiffure en direct Issa dañ doon def coiffure en direct Binta pare na coiffure am ñu bàyyi ko rek mu wax ñu lim ñu defal ci chignon ak nu mu def ba réaliser ko Binta micro bi. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu. waaw maa ngi ko defal xaaj fantaise. defal ko kër. mën na dem marché. mën na dem ay dîner de gala. mën na dem ay mariage ngénte mën na dem ci lépp daal. waaw macha allah rafet na simple na. te saful. amul benn jafe-jafe daal. d'accord mu mel ne chignon bi lenn lu particulier moo ci am mooy kii bi nga teg ci kaw chignon bi nga teg rek kii ko defar ko ba mu rafet mais chignon da nga liisal boppam rek def ci say xaaj yu simple rek teg ci chignon bi. waaw ñun daal ñun ñooy waa sama sopp Serigne Fallou. waaw namuñu ci dara. boo ci bëgg rek boo ñëwee am na fa. d'accord waaw. bii coiffure xale la mag ñëpp ñoo ko mën a def wala. waaw ñëpp ko mën a def mag xale. ko def ñëpp ko mën a def daal. lii Binta du gaaw a yàqu comme dañuy liisal bopp bi rek wala da nga koy fixé. non du gaaw a yàqu de. mën na jël ay une semaine yooyu. ay 2 semaines. boo ko mënee toppatoo daal dina yàgg ci yow. waaw ñuulal bi nii dafa leel moom wala il faut que kii bi chignon bi def ci nga am dem ci axlaar bi ba moo koy génne wala. waaw moo koy génnee ndax pour kii xaaj yi mën a génn il faut nga def ci axlaar bi tuuti rek mais bu mu bëri nag ndax gis nga tuuti rek laa ci def. pour mu mën a génn. waaw macha allah. Ndeye Coumba ki ma jël nii macha allah. waaw dafa mel ni ñaari produit nga utiliser ndax mèche bi nga def ko ba pare mèche la nga doog a def chignon bi wala lan ci yëpp kii bi nga ko defee chignon bi ci kaw. waaw mèche la ak. waaw. nga boole ko. ma boole ko waa këwee mèche bi këwee greffage bi chignon kiiwee mèche bi defee ko ay kii rek ay mouvement yi ci kaw. waaw danga ko raw. waaw dama ko 4-4. d'accord waaw. mais comme nit ñi amuñu jot di coiffure yaakaar naa yàggul de. non jëlul temps yàggul de jëlul temps te mën na yàgg tamit boo ko defee mën na ay 1 semaine 2 semaines yooyu. ci sa bopp ma teel loo xalaat ci suñu coiffure. rafet na pantal bi nga ko pantal feem la wala yow yaa ko créé. waaw feem la gis nga. parce que nekkul ci digg bi te dañuy faral di gis chignon yi ci digg yi dañuy faral di. waaw dama ko defal ci côté. parce que ku nekk ak li la jàpp am na ñoo xam digg bi moo leen di jàpp am na ñoo xam côté bi moo leen di jàpp. waaw. boo xoolee kanamam rek xam ban kii. waaw boo xoolee kanamam rek xam lan nga ko war a defal. waaye est-ce que chignon bi tamit du pour. maanaam jeeg ci biir këram yooyu noonu. lii est-ce que jànk mën na ko sol defar. waaw jànk yi dañ koy def. jànk yi sax dañ koy def est-ce que ëppul waaw def sa waaw def ba mu baax. def sa jën ak sa body. waaw Ndiaga loo xalaat. te bii moom neex na la ndax yàggul. waaw yàggul sama bi dafa gaaw bàyyi xaar yi ca Touba. waaw di ko ziar bu baax. d'accord vraiment Issa jàmbaar la ñu daal. loo xalaat ci suñu chignon. waaw mais macha allah mu rafet na trop. waaw rafet na trop wax dëgg yàlla. d'accord sol xam nga. yow bëgg nga yi de. man. bëgg nga yi. mais taxul mu xam man. damay laaj. Issa am na soxna sax xam nga góor ñi am na ñoo xam te ne tresse la ñu bëgg. wàcc moo leen gën a waaw am ñoo xam man dégg nga man la man moom. xam na boo xam. xam na bu rafet
si moom man jigéen man rafet roxto dama naan rafet na wax dëgg yàlla loolu rafetu soo toogee neexu dama naan neex yow Issa baax na waaye neex na yow neex na baax na waaye neex naa dëkk su neexul dinaa lekk tudd na junne naa neex na mais di nga xam ne neexul parce que xam nga xel mooy mottali dëgg naa ñaa ko dund sa portable baa ngi maa dëgg la waaw ñu bàyyi leen ngeen jaajëfal ñu ngeen di nuyu après ñu tàggatoo maa ngi gërëm waa sama sopp Serigne Fall CM19 la nekk en face CM19 bi fa la nekk maa ngi gërëm sama maam di gërëm sama yaay Thiara Tall di gërëm sama maam Ben Diagne di gërëm sama mag bu góor Moussa Camara moo ñu jàppale lépp lu nekk ci sama moo ñu ko defal di gërëm ñoom Pape Badji xale góor yi toog foofu yëpp daal ak sama tailleur bi Fat Bintou Wade mooy def lii yu baax yi xam naa dinaa ko incha allah di gërëm Maguette sama rakk yaay maam ñëpp maa ngi leen gërëm daal waa Sanoba yëpp d'accord jaajëfal nañ leen ñu ngi leen di jaajëfal Ngoné aussi ñu ngi lay jaajëfal bu baax di gërëm Ngoné mii macha allah neex a defar ba dee macha allah di gërëm Banna Ndiaye d'accord di gërëm ñëpp Matel kon foofu la ñuy jaaxee rek ñun tëj tey gërëm bi xam naa bàyyi nañ ko ak Issa Pouye tey moom duñu gërëm dañuy tëj rek waaw may nañ ko ko lépp parce que mooy loolu yi moo des maa bu sama barñi maa bu barñi waaw yaa ngi dégg ak sama copain ban d'accord yaa ngi dégg ak suuf say coro ay maa jóg day ak ñaan sa waa kër yëpp waaw baax na waaw di la bàyyi nga tëj waaw tëjee nañ foofu te dañuy bàyyi ak lépp Issa comme jël na listam mooy loolu bàyyi na tey moom aw ma combat ci loolu dama lay jaajëfal dañuy ànd ak Ndiaga rubrique people ci seen émission Petit Déj. Ndiaga la ñu àndal rubrique people jeudi ñuy def actualité people nationale ak internationale à chaud. jërëjëf Matel muy nuyuwaat askanu Sénégal gépp di nuyuwaat ñi ma bokkalaat plateau bi di nuyu Coro Mbaar Ndiaye sama soxna waaw te naan ko rëdd bi fukk ak benn wala fukk moo ci des maa ngi wàññi carnet bi nag nga dem déet waaye très bien mu gën a gaaw nga dem congé sax yow nga dem waaw dina ci baax de vraiment waaw jërëjëf xam ngeen ni fi ñuy njëkkee moom mooy xam ngeen ministre Yakham Mbaye ministre conseiller la ci présidence xam ngeen ni fan yi takk na deuxième femme moom Yakham Mbaye moo ngi nii gis nga sax wane na ni xale bi bàyyiwu ko kenn moo ko téyal boppam gis ngeen ni mu ko defee moom Yakham Mbaye di ko ñaanal mariage bu neex moom ak soxnaam mu doon takk goo xam ne tamit takk gu riisoon la parce que gouvernement bari woon na ñoo xam ni ñoo nga fa woon ci côté ñi nga xam ne mooy acteurs culturels yi tamit feesoon nañ fa tamit dell ñoom Wally Seck ak gaa yëpp ñoo nga fa woon mu doon takk goo xam ni takk gu ala dawme la moom ministre Yakham Mbaye dañuy dem ci ki nga xam ne mooy jërëjëf na informe jëm waaw njëkkoon naa ñaareel ñaareelaat bii nag yàlla na yàgg yaa xam maa ngi la koy ñaanal bu baax na yàgg ñu dem ca Madaba dafa am sëram bi nga xam ni moom la doon waxee fan yi yëpp ci moom ak Gagne Siri sër boobu nag moom moo mujj porté plainte ki nga xam ni mooy Madaba pour yóbbu ko ci justice ndax dafa wax ni kat da ko vilipender fépp ci àdduna yàq li nga xam ne moom mooy deram ba dossier boobu nee nañu sëram ba mujj na di ko porté ko plainte pour yóbbu ko ci la nga xam ne mooy yoon li mu wax lépp ban preuve la ci am ñoom nag ñoo ngi cay dox sëram ba yóbbu na ki nga xam ne mooy magam di Madaba ca yoon demal Ndiaga wala yàgg ma maman ñuy ñaan gudd fan gu ànd ak wér samay sët sax dee nañu bàyyi ma fi muy benn góor gu màgget goo xam ni ca réewum Inde fa la dëkk moom moo wax nañu ni moom dund na li nga xam ni moom mooy 175 ans téeméeri at ak juróom-ñaar ak juróom téeméeri at ak juróom-ñaar moom la dund nee na moom dafa mel ni dee da koo fàtte moom dee da koo fàtte waaye warul woon a fàttali ko dee da koo fàttale ndax dund na li nga xam ne moom mooy téeméeri at ak juróom-ñaar fukk ak juróom nee na sëtam yi nga xam ne amoon ay sëtam sax ay sëtaatam sax dee nañu
moom daal dafa mel ni dee da koo fàtte muy góor gi waaw muy góor gi nee na moom dund na téeméeri at ak juróom-ñaar moo tax muy fàttali boppam jamono moo tax muy fàttali xam nga nit nag dina dema am benn góor gu baax dañ naan yàlla na nga gudd fan bañ lay weer ak di la weri mu ni déedéet moom kay weer weeg weri moom weer weeg weri bi moom doy na mën naa ñàkk moom moo ngi dëkk ci réew mu ñu naan Inde Ngoné Ndiaye Géwél muy Ngoné Ndiaye Géwél kenn du ko waaw jaar na fi yàggul muy nuit de la Taïbasse nga xam ni chaque année da koy def moom Ngoné Ndiaye Géwél wane na fay Taïbasse yu mucc ayib waaye tamit wane na fa tamit ay pooj parce que tamit la woykat ba wax ni mën ngaa fecc te doo génne say cër Taïbasse yu rafet waaye tamit ca bis boobu tamit am na ay pooj yu rafet yoo xam ni génn na ci la nga xam ne moom mooy manifestation Ngoné Ndiaye Géwél boobu yéen da ngeen naa demoon ñun Taïbasse fu ñu koy teg fu ñuy teg Taïbasse jaaxle naa trop man de moo ma jaaxal waaye yow nii ak maman nii mooy seen boo leen dem ma jàpp leen boo leen den man maay lànk parce que waa da ngeen naan yii waa wal fajiree seen am nga daa am Taïbasse te lii bis la boo xam ne dañ koo jagleel ñi nga xam ni Taïbasse la bokkul ak Taïbasse xam nga Taïbasse dañ lay Taïbasse bi da nga koy sol dañ la koy tey rek na la demal waaw yàlla boo jël nag ñaari soutien dolli ko ci sa ween yi pour mu am forme jàpp ci biir pour mu gën a fort yooyu yëpp da lay sonal bëri na ñuy def Taïbasse ceinture ñàkk taay moom moom kii rek waaye moom ña fa demoon ñëpp am nañu taay macha allah moom Ngoné Ndiaye Géwél ñu di ko nuyu bu baax a baax Modou Diouf da nga may andil vidéo Viviane ak Mbaye Diouf ca Grand Théâtre ca bis ba nga xam ni Soleil Levant di nuyu sama xarit ya ñoom Aziz ak ñoom Ndiaye fii dañ doon interview ki nga xam ne moom mooy Viviane taala ko micro bi di wax ak ñoom Yaawu Jaal ak Mbaye Diouf ak Mbaye Dossé ñëw pour jéem a intéressé wu ci ki nga xam ne mooy Viviane wane ni xam nañ ko jaay maana et bien que si Viviane ignoré leen mu doon vidéo boo xam ne moo ngi ci net bi ma xool leen image bi. la ko man tey ma teew fi taalal bi ñu tam delloo leen jukkal comme ni ñu koy defee parce que ñu ngi saa yi ñu xewlee ñu ngi ci di def di ci jàpp mu dëgër donc tey jii bi ma sànni xawee plaisir la pour man ma ñëw fi donc kontaan rek félicitations. waaw da nga doon a def la nga ana soppe ah waaw loolu c'est-à-dire que liñ ciy jàngat mooy benn yàqal nañu journaliste bi doon laaj ay question matagul interview ba ñoom ñu dagg ko ñaareel bi gëm sa bopp dama ko ciy jàng parce que Mbaye Dossé tollootul fu muy topp doomu aadama pour wan ni ko xam nga ma wala xam nga ko te surtout yow yaa war a jouer tey comprendre warul woon a am jot gii di nekk ci pelouse bi di wër ak yooyu comprendre ñaareel bi mooy Viviane foofu du ma ci sori quoi du ma ci sori parce que moo xam li tax mu def lii mais man tey bu ma doon wax Yaawu Jaal laay wax ak Mbaye Dossé surtout Mbaye Dossé mooy lii waroon na koo ëpp waroon na koo mag daal muy loo xam ni moo ngi amoon ca Grand Théâtre jamono ji nga xam ni moom mooy waa Soleil Levant doon def seen anniversaire bu mag boobu tey ñaan groupe Soleil Levant am ay at yu baree yu ànd ak succès dañuy dem Modou Diouf nga régleel ma vidéo président Macky Sall ak ki nga xam ne moom mooy xam nga yokki wax baaxul surtout waxi président de la République parce que président kenn du yokki waxam kenn du ca wàññi dara day am parce que bu waxee day engagé état Sénégal day engagé réew Sénégal te nit bëri na ñu ñuy waxal lu baax lu ñuy maanaam bëgg a wax lu baax bu fekk yaa ngi yàqal nit ki dafa am muy politicien bi ñu jëloon krok bu mouvement conscience citoyenne dafa wax ni Mamadou Dieng bu LDMPT dafa wax ni parfois
nit ñëw benn militant ñëw ñu yëkkati benn somme de 100 000 francs jox ko mu taxaw ci mbooloo mi ci ngénte li ni ngénte lépp Mamadou Dieng moo ko def mu Diouf ko def wala diwa ko def wala diwa ko def yeneen militants yi dañuy daal di mere ki nga xam ne mooy responsable politique boobu parce que dañ naan lu tax mu ngénteel diw te diw maa ko gën a sonn fekk kii da cee bëggoon a waaw yéen da leen di dal lu baree bari comprendre nga fekk dafa yekku xar mi karaw moom nag Macky dafa wax ni maa ngi nuyu comme exemple maa ngi nuyu sëriñ bi di ko ñaanal Xaadim Samb ni sëriñ Macky Sall sëriñ bi nee na mu ngi lay nuyu di la ñaanal ba ngeen xamante ca diwaan yokk Macky ni ko déedéet yamal fi ma yem rek ñu seetaan vidéo bi njëriñ la ci dëgg la Mbàkke maa ngi nuyu sama xarit suñu Cheikh Bara nee na mu ngi nuyu xaritam yàgg ak moom lool nga xam ni keroog ba nga xamante ni homme politique yëpp ñëw nañu diggante L'Obélisque ak place Indépendance nit ñi dee Serigne Sidi Mokhtar joxe ndigal gaa yëpp lànk yaa jëkk gént moo tax yaa raw gaa yi nañu fi toppante yaa jëkk gént ni sëñ Bamba moom laay jëfe Moustapha ñu topp de Tanor Diop caa topp ñu mu jële ñëw ñoo jël ndaaw sëriñ bi sa xarit ne mi ngi lay nuyu Mbàkke keroog bokk nga ca ña ko jot ndigal li jóge sëriñ ñoom sëñ Cheikh Bara président ne mi ngi lay gërëm di la sant di la nuyu waaw dama taataar sëriñ damay sëriñ bi li nga wax tey Modou andiwaatal vidéo bi Modou andiwaatal vidéo bi nee na mu ngi nuyu xaritam yàgg ak moom lool nga xam ni keroog ba nga xamante ni homme politique yëpp ñëw nañu diggante L'Obélisque ak place Indépendance nit ñi dee Serigne Sidi Mokhtar joxe ndigal gaa yëpp lànk yaa jëkk gént moo tax yaa raw gaa yi sëriñ damay sëriñ bi li nga wax tey lépp ci président njëriñ la ci dëgg la Mbàkke maa ngi nuyu sama xarit suñu Cheikh Bara nee na mu ngi nuyu xaritam yàgg ak moom lool keroog ba nga xamante ni homme politique yëpp ñëw nañu diggante L'Obélisque ak place Indépendance nit ñi dee Serigne Sidi Mokhtar joxe ndigal gaa yëpp lànk yaa jëkk gént moo tax yaa raw gaa yi nañu fi toppante yaa jëkk gént ni sëñ Bamba moom laay jëfe Moustapha ñu topp de Tanor Diop caa topp ñu mu jële ñëw ñoo jël ndaaw sëriñ bi sa xarit ne mi ngi lay nuyu Mbàkke keroog bokk nga ca ña ko jot ndigal li jóge sëriñ ñoom sëñ Cheikh Bara président ne mi ngi lay gërëm di la sant di la nuyu waaw dama taataar mu doon lu doy waar yaa ko man non vidéo bi beneen affaire la moo gisee xool mais ñaari kii moo fi am Macky dafa njëkk a tiit bi muy wax le président dafa tiit ba pare xool kii Xaadim ndax Xaadim mooy wax quoi est-ce que Xaadim mooy wax ndax moom pour moom dañoo weccoo Xaadim ci convoi bi andil ko keneen ba pare daf ci boole pour lu xoolu ko ndax bu ko xooloon waaw bu ko xooloon instant yooyu Xaadim dina wàññi yemale mais Xaadim dafa téye nang rek li mu ne dafa taataar xam nga ko taataar mooy comme xale bu jooyoon tey du moo tax nee na taa damaa taataar mais dafa taataar loolu moo ko dal mais bi mu ko taataaree mu xool Xaadim demul ba daane li mu bëgg parce que am na fu Macky di xoolee nit ñi parce que lii gént la wala dëgg la wala lu mu doon loolu yëpp Xaadim la bëgg a xool lu bëgg a xool waaye Xaadim xoolu ko fekk kële ay seconde rek kële dafa ba pare nag te doog a ree nag merci beaucoup parce que xamatul fu mu jëm doon a def 15 minutes parce que président fu muy dem dañ naan 30 minutes nga war a def wala nag discours bi mais yokku na heure yam fa war a def ak temps ba yëpp yokku na ko mu doon loo xam ne tamit lu doy waar la mais nam kii neex na de ndax président ree na te ree ju neex ndekete moom réewam dafa neex ku jommi ñaar jommi da ngay ree rek wala ngay xullee rek baax na ci nag ñaar yooyu am ci jommi ree baa xulle Macky dafa jommi moo tax muy ree rek waaw gis nga bëri na temps bi ñu jot mais bëri na fu ñu dem ñu ni diw la nga yónni woon diw fekk dafa dem defe ni day defaral Issa Pouye fekk dafa yàqal Issa Pouye ci ay wax ñu bàyyi ci ay wax am na ñoo xam ne kenn du yokk seen wax li ñu la waxloo yem ca te noppi mu am lu xew-xew nag boo xam ni muy dafa am koo xam ni day def revue de presse ci xeet ñi nga xam ne ñoom ñooy def revue de presse lan ci wolof wala ci français xam c'est-à-dire que daal loolu foofu leeraluñu français leeraluñu wolof mais wax nañu ni da doon wut bayre
wut bayre googu mu doon wut bayre dafa am benn sëriñ boo xam ni benn ministre de la république moo ko booleeg sëriñ ba mu dem di fa wut bayre wan ne ko képp kuy def revue de presse damaa bëgg sama tur gën saa siiw ñu gën ma caa xam lu ma wax mu saf doomu aadama yi sëriñ ba defaral ko bayre sëriñ ba mu xalaat ni àll la sëriñ bi du xam affaire faux billet ak nangam mu weexalee ko ay faux billet 300 000 francs moo doon weexal bi mu jox ko ay faux billet ba sëriñ ba nag demee ca banque ba pour verser xaalis ba ca la ko waa banque bi ne ko ñun de li ñu jaaxal mooy xam nañ la te wóolu nañ la mais 300 000 francs yii nga fi andi gis nañu ay faux billet la ci la yebal doomam Ndakaaru muy wër nee na nag waaja xam na boppam ñoo ngi koy xaar mu andi 300 millions. lii ban site ko joxe wala si say information la. dañ koo jàllale kii nu mu tuddati Zik FM. site yëpp reprendre. de góoma de. foo dugg rek gaa yaa ngi ko audio ba sax moo fa ne. waaye li ma ci jaaxal waaja dafa ko wax ni génn na ca Mouhamed Ndiaye. parce que nit bu nettalee bul wàññi yewit bëgguma wàññi ma nit. dani génn na ca Mouhamed Ndiaye bokku ca génn na ca El Hadj Assane Diouf Guèye El Hadj Assane Guèye génn na ca ndaw sa Ndiaye Ndey Faatu waaye sax du jigéen góor la te ku bari wax la nee na nag bu ko andiwul dina fan yu néew dina joxe li nga xam ne mooy tur bi man nag bopp nañ dinaa fexe woo waaw Ablaye Bopp dinaa fexe woowaa ji ñu génn ci Ablaye Bopp fi ñuy ñëwee El Hadj Modou mooy benn patron de presse télévision am na télévision am na nu mu koy rajo am na quotidien lii nag sama information yu wóor te gëstu naa ko te wér na muy dafa topp xale yu jigéen yi rek di doxaan jote na caag nag ki nga xam ne mooy soxnaam mu duma soxna sa ba ñu yóbbu soxna sa hôpital waa kër soxna si njabootu soxna ba jëloon dossier bi noonu ko yóbbu ci justice waaye dañoo waxtaan seeni biir waxtaan waxi mbokk jëlaat lépp teg ci suuf du lenn du fenn lu dul fii kuy joxe xibaaru jàmbur nag war nga di moytu lu baree bari te jigéen ñi bari nañu ñoo xam ne dañuy def la nëgg sër patron de presse la nekk fii Sénégal du mën a jabaram ba jabar jàngu hôpital mbokk yi demoon nañu pour yóbbu ko ci lii mooy li nga xam ne mooy yoon nag ci boppam nu mu tëddee waxtaan nañu mujj nañu seeni biir mbokk ba juboo nañu loolu tey matériel loolu lañ leen fi andil di leen jox dox daje incha allahu alxames ak jàmm. di tëjee foofu di nuyuwaat Coro Mbaar Njaay bu baax a baax parce que nag jàpp na tamit ci li nga xam ne moom mooy liggéey bi. waaw chaque mercredi soir man ak moom dañuy jox koo téléphone ci li nga xam ne moom la ñu war a andi di ko gërëm bu baax di ko sant. di la jaajëfal yooyu. di la jaajëfal bu baax a baax. nee nañ tamit di leen jaajëfal. dig daje altine incha allah man dinaa fi nekk suba Adja Jekk Mouraay dina fi nekk ak équipe am bu yanj bi di leen ñaanal weekend bu jàmm di leen dig daje altine bye bye.
J'ai le plaisir de vous inviter à la cérémonie d'ouverture du 15e sommet de la francophonie. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération signée le Président Macky Sall. Voilà quelques lignes de la correspondance adressée à son prédécesseur qui décline cette invitation. Le Président Macky Sall a invité le Président Abdoulaye Wade à prendre part au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Le Président Abdoulaye Wade, après avoir pris connaissance de cette correspondance, a adressé une réponse au chef de l'État en lui indiquant qu'il déclinait les... Selon le chef de cabinet de Maître Wade, le pape du SOPI juge inopportun de répondre à cette invitation alors que Macky Sall prive de liberté à ses collaborateurs. Les raisons qui tiennent essentiellement à 3 facteurs. La première, le président se demande comment on peut croire qu'il pourrait répondre à une invitation de ce type au moment où des Sénégalais sont en prison pour des raisons essentiellement politiques dans la mesure où d'autres raisons n'ont pas encore été données par la justice. Parmi ces personnalités, il y a Karim Wade, il y a Bara Sadi, il y a Abdoul Aziz Diop, il y a Aïssatou Diong et tant d'autres ministres et hauts fonctionnaires au nombre d'à peu près qui depuis 2 ans ne peuvent pas quitter le Sénégal. Amadou Tidiane Wade ajoute que Wade est un homme de paix, mais c'est plutôt son successeur qui a déclenché les hostilités. Je dois dire que qui a brisé la paix? Le président Abdoulaye Wade, comme je l'ai dit, après avoir été battu aux élections de 2012, a pris toutes les dispositions pour transmettre le pouvoir dans les meilleures conditions possibles à son successeur, le président Macky Sall. Il se trouve que dès son départ du Sénégal, des officines ou des lobbyistes se sont mis en branle pour entacher cette belle image de la démocratie du Sénégal. Que le 15e sommet de la francophonie qui se tient à Dakar les 29 et 30 novembre prochains, l'ancien chef de l'État sénégalais Wade ne va pas y prendre part, pour entre autres raisons susmentionnées. Et c'est ce qui espérait un dégel dans les relations Wade-Macky vont devoir alors patienter. Nous travaillons que pour le départ de Macky Sall. Depuis 2 ans et demi, le pays est plongé dans un désarroi total. Et aujourd'hui, je pense que la jeunesse est la crème de la population. C'est nous qui devons quand même prendre les devants et combattre ce régime dictatorial que dirige Macky Sall et son équipe. Donc notre seul objectif aujourd'hui, c'est de bouter Macky Sall hors du pouvoir et d'aller reconquérir le pouvoir. On avait dit qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, nous allons organiser ce meeting. Aujourd'hui, on a réussi le pari. Et notre objectif aussi, c'est de réussir le pari de remobilisation du 21 novembre, Inch'Allah. Que ce meeting soit une réussite, c'est notre objectif et nous allons l'atteindre, Inch'Allah. Il n'y a pas que Karim Wade en prison. Notre objectif aujourd'hui, c'est la libération de nos détenus politiques. Il y a Aïda Ndiongue en prison, il y a Aziz Diop, il y a tant d'autres qui sont en prison. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est leur libération. Si aujourd'hui, Macky Sall a eu le courage quand même, je peux dire entre guillemets, de libérer Awa Ndiaye qui a été épinglé par les audits de 2008. Il y a Baylawan a eu un non-lieu total. C'est parce qu'il faut transhumer pour quand même être en liberté dans ce pays. Nous n'allons pas l'accepter, nous allons combattre cela et nous allons tout faire pour que nos détenus politiques soient libérés. Nous sommes réunis aujourd'hui pour fustiger l'attitude nationale des handicapés. Parce qu'un comité de pilotage ou ad hoc est en train de mettre sur pied un programme d'activité dans le but d'organiser l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Alors, ce programme, ça ne peut pas être continué comme ils ont l'entamé. Puisque, comme vous le savez, il y a des instances encore qui ne sont pas renouvelées. Donc, les ministres, ils avaient envoyé une circulaire pour tout simplement demander les unions régionales de renouveler leur instance. Alors qu'il y a certains qui sont renouvelés, d'autres n'ont pas encore renouvelé. Alors, on ne peut pas parler de renouvellement fédération nationale. En plus, pire des cas, ils ont donné comme décision les unions régionales ne feront pas partie. Pourquoi? Parce que si on va à Dakar, nous ne serons pas d'électeurs ni d'éligibles. Et ça, c'est inadmissible. Ça, c'est pas fédération nationale, c'est plutôt
fédération de Dakar. Nous sommes exclus. Et ça, c'est un démarche qu'on ne va pas accepter. Et nous ferons tout pour l'empêcher, ce renouvellement. Tant qu'on n'a pas encore renouvelé les textes, révisé les textes. La fédération date de 1997 jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas eu renouvellement jusqu'au moment où je vous parle. Le SAEMS-CUSEMS toujours sur le pied de guerre. Les syndicalistes dénoncent ce qu'ils appellent les contre-vérités souvent servies par les autorités. En réalité, ce sont des contre-vérités qu'on nous sert tous les jours au ministère de l'Éducation nationale. On nous dit qu'il n'y a pas de poste à Dakar, on y affecte des sortants de la FACEF. On nous dit qu'il n'y a pas de besoin dans le système éducatif, faites le tour en sortant d'ici, allez dans les établissements, à commencer par le lycée de la Patte d'Oie, vous trouverez des emplois du temps en attente de preneurs. Au moment où des Sénégalais qui ont bénéficié de la formation sont en train de mourir à petit feu en se livrant à une grève de la faim. Ce sont ces contre-vérités-là qui sont un mode de gestion aujourd'hui au niveau du ministère de l'Éducation nationale, particulièrement à la direction des ressources humaines, que nous dénonçons. Ces syndicalistes continuent également d'exiger le paiement de leurs indemnités avant le 30 novembre, délai de rigueur. Pour être payés. Nous avons participé à des examens sur fonds propres. Nous avons terminé ces examens-là il y a maintenant 3 mois. Le protocole d'accord de 2007 stipule que les indemnités seront payées avant le 30 novembre de chaque année. Nous attendons à ce que cette parole soit respectée. Ce que nous comptons faire, ce n'est rien d'autre que enfourcher encore le cheval de bataille. Parce que nous sommes en face des autorités totalement fermées au dialogue. Concernant les conclusions des Assises nationales de l'éducation, Mamadou Lamine Dianté et ses camarades soutiennent que rien n'a été respecté. Le président de la République lui-même, à la cérémonie d'ouverture, avait pris l'engagement de convoquer un conseil présidentiel sur les assises de l'éducation. Ça n'a pas tardé après les conclusions de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, nous sommes 3 mois après le dépôt des conclusions. Il n'y a même pas de convocation du conseil présidentiel. Le comité de pilotage est dissous. Les conclusions sont dans une tablette pour le ministère de l'Éducation, dans un disque dur pour le Premier ministre. Et silence et boule de gomme. Aujourd'hui, des perturbations planent 2014-2015. Le SAEMS-CUSEMS qui dénonce le non-respect des accords signés par l'État entend mener le combat jusqu'au bout pour obtenir gain de cause. Un plan d'action est en gestation pour amener les autorités à satisfaire leurs revendications. am naa mbégte loolu daal lay invité ci xeexu bu mag bi di fukk ak juróomeelu sommet bu francophonie mi am fii ci Ndakaaru sa teewaay nag doon lu may neex ki ko xaatim di njiiti réew mi Macky Sall lii nag di lenn ci bataaxal boo xam ne ni njiiti réew mi moo ko jébbal ki nga xam ne rek moom moo ko fi wuti di Abdoulaye Wade bi na ñett xalaat na la teg tànkam ci bile sommet. li taxoon ñu woo leen tey nag moo di bataaxal ngir séddoo ak yéen bataaxal bi nga xam ni président Macky Sall bindu na ko président Abdoulaye Wade ak tontu bi ko Abdoulaye Wade tontu ci lu jëm ci ko invité prier bi mu ko invité pour mu ñëw teew ci ouverture 15e sommet de la francophonie bi war a am ci ay fan. président Abdoulaye Wade bu mu jotee bataaxalu invitation bi dafa joxe ngant. bu ñu sukkandikoo nag ci Amadou Tidiane Wane nekk chef de cabinet bu njiitu réew ma woon di Abdoulaye Wade dafa gis ne xel nanguwul muy teew ci ab ndaje boo xam ne nii ku ko jiite dafa jël ay jegeñaaleem ne leen ràpp ci kaso bi. mënuma dem ci invitation boo xam ni ka ma ko invité